déclaration Ousmane Sonko bi nga xam ne doon na ko amal tey jile ci digganteem ak taskatu xabaar yi ñu indil leen version wolof bi la nga xam ni moom la wax la tukkee ca la ñuy waajal ca dossier ba ak la ca am lépp Ousmane Sonko dëxëñ na ko ci biir déclaration bi. ñu koy tënk ci olof kàllaama olof di jéggalu ci tardé bi ñu am ñun parce que dañoo ne woon takkusaan mooy 17h dañuy door waxtaan wi. ngi toog que bëri na ñuy def direct doon xaar may wax sénégalais yi di leen gaaral ni dañoo amoon lu ñu gàllankoor tuuti ndax tey bi ñu toogee ba booru midi ñii nga xam ne ñooy saytu suñu kaaraange dañoo gisoon ni am na benn woto boo xam ne te lépp nag filmé nañ ko heureusement ñaari fan a ngi nii mu taxaw sama wetu kër léeg-léeg ñaar ñi ci nekk génn bu ñu ñëwee taxaw di filmer sama kër di jël ay photo ba tey mu am ñenn ci sama waa kaaraange ñu jàppanteeg ñoom parce que loolu noonu dafa garaaw parce que loolu violation de domicile la violation de la vie privée la te constaté nañ ko te dinañ déposer plainte bañ leen ca gisee la ñu dem araftu leen mu am xëccoo seen diggante ñu ñëw wax ma ko daanaka bi ñu ma ko waxee dama leen ne dem leen ngeen jàppal ma leen parce que Macky Sall xoqatal gi muy xoqatal dafa war a xam ni ñun loolu yëngaluñu man Macky Sall mënumaa tiital yor na police yor na gendarme yor lu mu neex lu ko neex waaye mënumaa tiital su doon moom ak man rek ñoo ci des bët ak bët moo ak man rek bët ak bët wala APR ak Pastef rek bët ak bët léegi ñu gis ñuy ñokkali kon ñu jënk la réew jox la ay jumtuwaay yoo xam ne ñépp a ci yem nga koy utiliser yow pour di topp ay adversaire politique loolu tardement la wala deltu gannaaw la ci Sénégal te loolu Macky Sall la ko def bi xëccoo bi amee ñu am lu ñu bàyyi ñoom sax ca bañuy daw waaye bi ñu ubbee gannaaw oto bi nañu xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp kenn nekkatul en sécurité ndax ñoom yor nañu ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy ñëw taxawal fii boo duggee sa biir wanag di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def loolu rek lu baax la cim réew waaye waroon nañ ko yóbbu nu ñuy def ba terroristes yi du ñu dugg Sénégal nu ñuy def ba samba boy yi du ñu dogaale nit ñi di foqati seen alal waaye jël un adversaire politique dem teg loolu di déglu lépp lu nekk ci biir këram di photo di filmer loolu mooy Macky Sall bi xëccoo bi amee nag ñoom ñu daw ba ñuy daw am na yu ñu fa bàyyi duma ci dugg loolu nag la police ne tey tembe il faut ñu delloo leen ko wala ñu am lu ñu jëflanteeg ñun identifié nañu ñeent ci sama waa sécurité ba defe naa Jibi Gueye Ndiaye mi ci la bokk sama protocole ne ñoom la ñu fas yéene jàpp parce que ñooñu ñoo jël loolu lu garaaw la ci réew mi te dinañu déposer plainte waaye dinañu saisir les organisations de défense des droits de l'homme ndax it man duma Samba Boy duma sàcckat duma terroriste te duma n'importe qui ci réew mi nag waxuma ko pour rëy rëylu waaye su ma doon n'importe qui caméra yëpp duñu fi taxaw tey te saa su ma wootee nii lay mel Macky Sall daf ma war a respecté ma respecté ko su ma respecté wul du ma ko respecté ak poste bu ñu ko munti jox man nit danga may respecté ma respecté la kon bi loolu weesoo ñu war a génn ñëw conférence de presse bi ñu téye suñu convoi ne du ñu génn parce que tant que delaw ñu leen mbir moomu mbir ma nag la ne ci biir ba tax ñu tiit du lu tuuti de xam naa warul doon lu tuuti kon fii la suñu démocratie toll il faut ñëpp xam ko terrorisme d'État moo fi nekk te Macky Sall moo ko jiite bu ñu leeralee loolu nag ba ñëpp xam lu tax ñu tardé may wax suñu mbokk yi ni réew mi presque fukki fan ak juróom a ngi nii ci tey ab wax lëmbe réew mi yéen ñëpp xam ngeen wax ji jarul may dugg ci détails yi muy loo xam ne nag lu war a tiis la ci ñun ñëpp ndax jamono joo xam ne àdduna bi yëpp a ngi am njàqare ci lii nga xam ne mooy li dal àdduna ba tey kenn mënatul tukki kenn mënatul liggéey normalement kenn sañatul génn guddi loolu
mu waroon doon lu ñëpp tal tey sénégalais yi boole kook yeneen ak yeneen yoo xam ne sénégalais yi jaax na lañ ci sénégalais yi lekkatuñu ba suur sénégalais yi amuñu liggéey sénégalais yi fajuwuñu ñu waroon tal leneen moom Macky Sall ñu teg ko ci bopp réew pour mu saafara loolu amul lu muy tal moom dul di def ay complot ci naka laay def ba fexeel sama adversaire politique loolu gàcce la tey àdduna yépp a ngi ñu tiim di reetaan Afrique yépp a ngi ñu tiim di jee reetaan te dara warulu ko lu dul Macky Sall ni ñu dénk réew mi lii nag ñun ñëpp daf ñoo war a delloo ci ñu xoolaat suñu bopp mbokki Sénégal yàgg naa ko wax réew du caaxaan a koy defar réew mu la raw rek daf laa ëpp parlu gën laa gëm boppam gën laa gëm réewam waaye gën laa mën a sàmmanteeg ay charte yoo xam ne waa réew mi ko teg ñëpp yem ci yooyu nag amoon nañ fi ay occasion yu bëree bëri pour di dañ fi parce que lu toll ni état amul lu muy def lu dul naka laay def pour dajale ay mbir di compléter pour faagaagal ab nit ça veut dire que amuñu état bi ñu am propriété ab nit la ak clan ku bokkul ak ñoom wala ku ne ànduma ak ñoom bokkoo ci réew mi occasion yi nag ñu amoon nga xam ne lu mel ni assise nationale defoon na ci liggéey CNRI yi nga xam ne defoon na ci liggéey ak yooyu ñun ñëpp dañoo war a xam ni yooyu ñu raté moo ñuy topp ba tey jii ba tax nag di ngeen ma may ma gërëm sénégalais yépp parce que mbir mi bi mu amee bi mu ne kët ne jon sénégalais yépp en tout cas li ëpp Sénégal dañ ne lii gëmuñu ko laata sax man may génn di wax ci dimanche boobu li ëpp ci Sénégal dañu ne lii ñun gëmuñu ko loolu ñu ngi ciy sant yàlla parce que kóolute la te kóolute googu duñ ko mus a wor ni ma leen ko waxee di ko wax tout le temps ñun sénégalais duñ ñu gën a gore parce que mënoon na daal keneen ñëpp dañ naan bettu ma mais bi ñu nee Ousmane Sonko siif na li ëpp ci sénégalais dañ ne lii gëmuñu ko laata sax may génn man pour wax sama wax ñu ngi leen di gërëm ci loola di gërëm ñi nga xam ne lundi bële le 8 ñëw nañu yendoog man ci kër ga ku mel ni Cheikh Tidiane Dièye yi ci la bokk mëq ak ñun grenade lacrymogène yi fekke duma yi fekke bal yi lépp ñu bokk ak ñoom ñu bëri woon nañu ay leader politique ñoom Thierno Bocoum ak keneen ak keneen su ma limee rek juum ñoo xam ne ñoo ko bokk ci bés boobu ñu ngi leen di gërëm suñu partenaires yi nag parce que bi mbir mi amee ba léegi kenn noppalatul su ma nee lim damay juum fii suñu coalition fi nekk waaye am na ñoo xam ne bokkuñu sax coalition waaye li ñu ci daj ku mel ni docteur Babacar Diop bi defe naa bi mbir mi ne kët ne jon moo njëkk a addu ci politique yépp ci ma gisoon ko ci site internet yi ñooñu ñëpp ñoom mortala ñiy toog fii nit dof kenn ak keneen nelawatuñu lekkatuñu ñooñu ñëpp parce que ku déggul turam rek bu ma ko jàppee waaye xam naa leen ñu ngi leen di gis ñun ñëpp ñoom Dame Mbodj damay tooñ keroog benn waaye ne ko man léegi Ousmane Sonko Mbodj laa tudd ndax Dame Mbodj ak Aïda Mbodj lañ ca daj ak la ca def te defuñu ko pour intérêt bu ñuy ut si man ñenn ñi sax miinantewuñu Dame Mbodj defe naa benn yoon la ñu mës a gisee ñooñu ñëpp lañ ca daj ñu leen ciy gërëm di gërëm waaye di gën a soññ ndawu Sénégal ndax keroog ndaw ji dafa am lu ñu wone lu ñu firndeel mooy naxe bi jeex na te ñoom dégg nañu suñu discours xam nañ luy suñu mbëbët ak suñu yéene ci réew mi ba tax ñu jaral leen li ñu leen jaral ñun loolu la ñu wone keroog te keroog dafa am lu tubaab naan un mythe est tombé mooy ndaw ñi wane nañ ñi li ñu doon wax ni sénégalais gëmul dara benn sénégalais parewul pour xeex loolu la ndaw ñi waree keroog may wax ndaw ñooñu di ngeen ñu gën a gore suñu bakkan bii la ñu teg ci projet bii nga xam ne moom la ñu bokk ngir définitivement nooteel ak ñi ñu yoree Sénégal nga xam ne lottal na sénégalais jóge fi may gërëm tamit gannaaw ñooñu ñi nga xam ne ñooy samay avocat ndax soobu nañ ci dossier bi te caaxaanuñu ci waaye sonn nañu trop ci ñii suñu ndaw yi nga xam ne moom la ñu jàpp ñu dem di leen topp assister moo xam dig moo xam feneen di fa yenn suba ak ngoon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kilifa diine réew mi bi mbir mi amee léegi li ma jot ci ay woote ak ay délégation yu kilifa diine yi yónnee kilifa diine yépp nag laa wax
ak ñaan yi ma yónnee yóbbante ma ko kenn xamul nu mu toll loolu feesal na sama xol trop 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 di leen ci gërëm di leen wax nag ni bu ngeen gisee ni ñëwuma pour dugal leen ci mbir mi ñëwuma ci sàkku ci yéen pour ngeen addu ci dafa fekk dama xam ni ki ma ko sekkal saa su xasee ba yëkkati lu mel nii mooy nu muy def ba fàggaagal ab adversaire am ci politique seddu ci kenn nawu ci kenn ormalu ci kenn te li fi xewoon xewaat fi xam am na fi ndax gis nañ fay dossiers yoo xam ne ay xalif généraux woo nañ ko ñaan ko mu lànk ne du ko def ñun nag orma googu ñu am ci yéen bëgg orma googu ñu bañ koo xotti moo tax ñëwuñu leen ne leen wax leen ci parce que lii bu xasee ba am moom su xasee ba dëgmal lu mel nii lenn rek ko mën a arrêté mooy askan wi ci boppam ne nag doy na lii mënatul wéy askan woowu bu jógee taxaw moom dina dellu gannaaw. Assemblée nationale te ñu bokk ci kujje politique bi muy groupe démocratie et liberté nga xam ne moo boole PDS ak ñoom Mamadou Lamine Diallo tekkeek bokk gis-gis ak parti yooyu yëpp wala muy ñi nga xam ne leen ñooy les non inscrits seen taxawaay bi mbir mi taxaw amee ba léegi rafet na ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye it di jagleel ngërëm xaasatan di ko jagleel sama avocat man muy madame Aïda Mbodj di ko jagleel kii nga xam ne moo waroon toogal groupe démocratie liberté ci ñoom ñaar la woon moom muy benn bi muy Moustapha Guirassy waaye di ko jagleel sama sëriñ sama xarit nga xam ne mu waroon toogal leen non inscrit di Cheikh Bamba Dièye ñett ñi li tax ma jagleel leen ko mooy ñoom seen taxawaay soo seetee week-end bi yépp ñu dem ci média yépp nag bàyyiwuñu benn seen taxawaay boobu ñu am ci média yi dafa ubbi bëtu sénégalais yi bu baax a baax a baax ba ñu gën a xam li ne ci biir ma leen ciy gërëm bu baax ndax bokkuñu parti bokkuñu woon sax coalition ci élection présidentielle bi waaye dëgg rek moo tax ñu jóg di gërëm it Cheikh Abdou Bara Dolly nga xam ne bi mbir mi di jolli moom da ko fekkoon bitim réew waaye bi mu nee cëpp Sénégal dimanche bi passé defe naa bi mu wàcc aéroport la commencé def ay interview kon ñu leen di gërëm ñooñu ñëpp waaye di gërëm boole mbokki Sénégal donte moom Macky Sall ay moyens yu bëri la jël ut ay nit yu koy waxal ñu wesaare ko ci presse bi lu ne ñu koy bind lu ñu koy wax waaye gis nañ ni mbébétam dafa nax saay bu ñu ñëwee ba cappaandaw bi tey sénégalais boo jël gëm mu ni am na benn sénégalais boo xam ne gëm na ñoom li ñuy wax nañ am na waaye li gën a neex mooy sénégalais boo waxal mu ne ñun xam nañ ni lii complot la te ñoom ba ñuy sumb seen lii ku leen ne woon nii lay demee defe naa duñ ci dugg parce que dañ koo togg ba xam ne bàyyiwuñu dara may xamal sénégalais yi ni couvre-feu ak état d'urgence bi ñu décrété sax feebar bi taxul ñu décrété ko seen plan la ñu toggoon ba teg bu ko def pour que suñ ko defee benn Sénégal du mun a yëngatu ku yëngatu ñu ne la état d'urgence wala couvre-feu jàpp la ndel yi ngeen di dégg ñu koy sànni fenn ci réew mi nga xam ne gëjoon nañ fa dégg bombardement wala dara ñu jékki-jékki rek ndel yi takarnaase lépp lii moo ko waraloon pour mën a fexe ba foofu ku yëngatu ñu ne la sécurité nationale wala nu mu tudd sécurité nationale wala état d'urgence lii lépp Macky Sall ak état am dajale ko jubluwuñ si lu dul nu ñuy faagagalee benn adversaire man de xaw ma woon ni am naa dayoo boobu ci Sénégal lii lépp nga dajale ko def sa complot mobiliser moyens yëpp pour faagagal benn adversaire rek ndax adversaire boobu wër nga fu ne pour am fu ñu jàppe fu ñu ko mën a jàppee ni mës naa jël ci xaalisu réew mi ba may nekk ci biir di liggéey mës naa jël dërëm gu mu moomul ci xaalisu réew mi wala mës naa jël ay terrain yu moomul wala mës naa fu ne nga ne kon naa génn ci loolu dem ut ci vie privée fu ma koy jaare pour faagaagagal ko
lii dafa ñaaw ci Sénégal dafa ñaaw ci Afrique ndax waroon dépasser lii may wax nag Macky Sall moom ci boppam ak ñi mu àndal ne ko léegi de seeni pexe xam nañ ko te fi ngeen ñu woo mën nañ leen fi fekk te jël nañu suñuy matuwaay bu dee lii rek moo des ci pexe nañu xam ni dinañ leen ci fekk te jël nañ suñu matuwaay du ma sori nag ndax wax bu yegg boroom xel moomu ko kon mbokk yi du ma sori ci démontrer lan mooy complot bi Sénégal yëpp xam nañ ko ndax boo defee li nga def ba pare dem woo gendarmerie jox ko ne defal enquête gendarmerie def enquête génne ci lii may wax nii PV gendarmerie loolu rek moo ci nekk bu njëkk gendarmerie dafa ne lii ñu wax siif mënul am fii li ko firndeel mooy ñetti seede yi fa seede yëpp nee nañu lii mënu fee am mënu fee am dégguñu ko gisuñu ko waa seede lu muy jëriñ ñu xoqatal seede yi ba tey ji ñu ngi leen di xoqatal ñooñu ne leen du ngeen ñu wax loolu ñu warut a wax du gendarmerie moo leen xoqatal de waaye procureur mi doon woote di joxe ay ordre parce que gendarmerie day appliquer ordre yi procureur ci boppam moo leen doon xoqatal rek pour ñu changer seen version ñu ne defuñu ko gon nga andi ay seede yi ne lii amu fi loolu rek doyat nga yenu ndaw si yóbbu hôpital ñu génne PV médical ne la lii amu fi kooku jeexoon na ci wax nga ne loolu doyul faw rek ma continuer parce que kii su ma rëccee ci bii fiir naa ko su rëccee ci fiir bi dootuma ko mës a fiir ci àdduna moo tax Sénégal yi nañu xam ni Macky du dellu gannaaw seen programme yëpp dinaa leen ko wax fi mu toll nii PV boobu lan moo ci nekkati mooy gannaaw bu mu nee lii amul dafa jël ngàcce gàllaama gendarmerie dafa jël jotam di wone kii nga xam ne moo ne dañ koo siif li mu wax yépp te bu ñu demee vérifier ko amul moto ma jël si ñu xool oto ko jël si envoyé na ma SMS ñu xool SMS amul ana SMS effacé naa ñu def réquisition ab benn arabe moo envoyé woon SMS sama baay porté na plainte Ousmane Sonko ñu vérifier plainte musul am suñ ko doon génnee war naa feesal ab page wala ñaari page loolu wane ni kooku amul crédibilité bu ñu ko war a mën a dégloo parce que su benn fen rek amoon décrédibilité na ko waxuma laa nag lu ëpp 30 fen ci benn wax waaye li gën a neex ci mbir mooy PV gendarmerie bi yemul foofu mbokk yi PV gendarmerie bi dafa dem ba wane ni lii ab complot la ndax bi ñu demee ba ne ndaw si ku la jël si bi mu demee ba xam ni sës na mu ne xaw ma naka Ahmed Mbaye ñu woo kooku ne ko yow noo def ba jël si ko mu ne damaa woo sama benn xaritu avocat bi woo médecin ñu ñëw jël si ma dem jëli ko ñu ne ko yow ndax da ngay def politique mu ne dee def ma politique waaye sama nijaay wala sama baay day def politique benn bokk yaakaar la bokk waaye xale yi gaaw nañu génne photo yi yor t-shirt APR benn bokk yaakaar nekk ci meeting loolu su dul def politique lan mooy politique ci Sénégal gis nga am réew bu normal boo jëlee koo xam ne dem nañ ba jàpp ni c'est l'un des principaux opposants ci ñu gën a jàmmaloo ak nguur gi la ñu naan dañ koy tuumal ak dañ koy utal dara ci biir enquête bi ñu génne ci turu parti Macky Sall rek loolu dafa waroon jeexal mbir mi waaye sax dafa waroon ubbi beneen dossier mooy dossier complot bi contre ñoom mooy li amoon Amérique ci dossier bi ngeen dégg Watergate nga xam ne président Richard Nixon ci boobu lañ ko wàccee kon di lépp su dajee ci dossier complot bi leneen firndeel ko ndax yéen ñëpp dégg ngeen ab message boo xam ne ab avocat buñ ci tudd te ma wax leen ni looloo ngi waaj a tas baro bi fi mu toll nii sànq rek réunion am na yoo xam ne ci yooyu la avocat buñ ci tudd ne moom moo bind na bindul man xaw ma te ñëpp xam ni avocat boobu dafa jege torop kii di ministre de l'intérieur tey nga xam ne moo nekk ci complot bi ba ci baat bi loolu rek a taxoon sax ñu fal ko foofu mu nekk noonu ndax ñëpp xam nañ ni moom mooy l'homme des sales missions CREI pour liquider Karim sale mission agence judiciaire de l'État pour liquider Karim Khalifa ñu ne ko léegi demal ministère de l'intérieur pour liquider Sonko
ku ma xam la nag ndax xombal la dëkk sama yaay di waa xombal ñu bokk benn quartier Anine et c'est déplorable que mbirum àdduna poñetu àdduna mun a yóbbee nit fii kon su ñu nee kooku jege na ko noonu ba ñu ñaan soxnaam la ak du soxnaam moom mu mun a jël daal di bind daal di transférer ab message transférer ko kenn ci samay avocat te li andi transfert bi mooy bi ñu tuddee turam rek dafa woo sama avocat ne ko am naa problème waruñu woon tudd sama tur ci lii rawatina sama vie privée nangam bi mu raccroché léeg-léeg xam nga dernier numéro bi nga woo booy gaawtu mun nga juum yónnee ko kooko moo tax message bi egsi foofa c'est di pexe dañoo xamul luy yàlla Macky Sall defe naa dafa gëmul yàlla moom ci boppam waaye message boobu ma faram fàcce ko ci wolof lam ci bind mooy ci mbir mii ci coow lii am dinaa ci joxe benn conseil la ñu bind ci message bi mu transféré moom bu dee moom bind ko it jot na ko parce que dafa bokk ci cercle bi doon ko transféré keneen ku bokk ci cercle bi parce que ku bokkul ci cercle bi duñu la envoyé message bi ku bokkul ci cercle comploteur bi doo jot message bi waaye lim ci wax dafa ne maa ngi leen di jox benn tegtal ci dossier bii nga xam ne dossier DSK la may wax suñu mbokk yi ni DSK mooy Dominique Strauss-Kahn nekkoon benn kilifa France boo xam ne dafa waroon nekk candidat ci élection présidentielle far mu am lu ko dab ba ñu jiiñ ko ni dafa siif benn nit fële New York coow mujj ci am ba mënatul na nekk candidat kon ñoom lii lépp nag buñ ci tuddee DSK rek moo dañ ciy jublu mooy nu ñuy def ba Ousmane Sonko du nekk candidat loolu rek la mu ne donc ci dossier bi li ma leen di digal yéen mooy bu leen ko tëj kaso ndax bu ngeen ko tëjee kaso dina yëngal réew mi nit ñi dinañ génn di manifester fii ak waa bitim réew pour ñu bàyyi ko mu génn mu ne donc li ma leen di sant man mooy bu ñu yëkkatee malaanu kiiraayam mooy immunité parlementaire bi na ko juge d'instruction convoqué mu ñëw mu déglu ko bàyyi ko mu ñibbi convoqué ko mu ñëw bàyyiwaat ko mu ñibbi ba keroog instruction bi jeex ñu dem procès bu ñu demee procès nag fexe leen ba fësal ni jote am na moom ak xale bu jigéen bi loolu rek doy na jarul ngeen koy tëj bu ko defee maqaamam biir Sénégal day wadd deram day yàqu loolu moo nekk ci message bi lii rek firndeel na complot leneen loo ci yokk rek day ëpp moo tax bi ñu demee nag ba rapport bi jëm côté boobu ci la procureur tiit ne waa gendarmerie arrêté leen enquête bi parce que bëgguloon gendarmerie woo médecin bi bëgguloon gendarmerie woo avocat bi bëgguloon gendarmerie woo nijaay ga sax wala papa ja loolu moo tax ñu acci may wax nag ni dama ko fàtte woon ci français ku mën a gis Macky Sall na nga ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet Macky Sall ku ko gis na ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet ndax mos naa gisee ak moom am déet ndax wax naa ak moom am déet mooy président wu Sénégal may leeral nag benn mbir bu am solo mbir moomu mooy sénégalais yépp mën nañu après wax ni Ousmane Sonko moo ne woon keroog bu ñu yëkkatee sama mbalaanu kiiraay muy sama immunité keroog googu laay dem uyu ji buñ ma woowee ma wax ni dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama mbalaanu kiiraay ma dem fa may wax sénégalais yi nag dañoo respecté wul loolu te loolu man wax naa ko avocat yi wax nañ ko professeur de droit yi wax nañ ko même organisation de société civile yi def nañu ñoom seen benn communiqué muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen ne dañoo respecté wul àq ak yelleef Ousmane Sonko en tant que député ci ni ñu ko defee wax naa léegi ci français faram-fàcce naa ko jarul ma ciy duggaat waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey
ak lu mun a am suba assemblée nationale man mii sama immunité da jógewu fi conséquence nag bi ñu ciy tiire mooy fa ñu nekkoon suñu diggante ak section de recherche fa ñu nekkaat ba tey lii nag mbokk yi lenn rek moo ko tax a jóg lii lépp nag ma tudd kenn mooy responsable bi mooy Macky Sall lan moo ko tax a jóg dama bëgg sénégalais yi comprendre ko te loolu duñ ko nangul mukk nag parce que jeunesse bi yépp am yaakaar ci li ñuy def mag ñi am yaakaar ci li ñuy def jigéen ñi am yaakaar ci li ñuy def ñépp yaakaar ni projet bi mën na suqali Sénégal duñu may Macky Sall mukk mu utiliser affaire caaxaan yi pour ne tey dina dakkal projet bi donte sax bu téyewoon Ousmane Sonko du tax projet bi dakk loolu tam ma wax ko parce que projet bi du Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko am na lu mu représenté ci projet bi moo tax ñun ñu ko bokk ñëpp duñ ko nangul loolu. may wax ni lenn rek moo tax a jóg Macky Sall mooy nu mu mën a gaawantoo pour juge bi inculpé ma mooy mu ne man maa def li ñu wax te du ko teg fenn nag ñu gaawantu def mandat de dépôt mooy ñu ñëw téye ma yóbbu ma ba rëbës loolu buñ ko xasee ba am dañuy ubbi instruction mooy juge bi day jël temps pour seet ndax lii am na wala amul di dajale pièces yi comme nag ci domaine bii dañu ne ci wàll bii su dee dañu wax siif juge bi mën na jël temps bu ko neex su ko neexee mu jël 10 ans pour def instruction loolu bu ñu ko xasee ba am ma répété ko seen bëbët yëpp mooy ci lu gaaw fii ak fan yi di ñëw wala fii ak heure yi di ñëw lu ñuy def ba ne coppet jàpp Ousmane Sonko yóbbu rëbës loolu bu ñu ko xasee ba def fa lañ lay bàyyi 3 ans 5 ans 10 ans fexe ba génne la ci fichier électoral bi ni ñu defoon Khalifa def ko Karim bu ko defee Macky Sall parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yëpp ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def ak nu ma ko mënee waaye daa ko résister mën nañ ma ëpp doole parce que ñoo yor nguur waaye du yomb ci moom de résistance boobu niñ koy defee ni ma koy defee man kenn ku ne ci Sénégalais bàyyi naa la yow nga natt sa bopp la ñu war a def suba tekkiwul sama mbalaanu kiiraay ma wax ko ñépp mu leer sama immunité laa yor encore ñaareel bi mooy kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam même suñu dellu siwaatoon toppaat yoon ba mu jaar ni mu war a jaare ñu lever sama immunité nee naa moom mënul nekk juge d'instruction bi parce que li mu jot a def wane na ni mandute amul ci moom juge bu amul mandute nag matul juge ma wax ni ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a monter fii contre opposant moo xam membre société civile la wala mu leer sama immunité laa yor encore ñaareel bi mooy kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam même suñu dellu siwaatoon toppaat yoon ba mu jaar ni mu war a jaare ñu lever sama immunité nee naa moom mënul nekk juge d'instruction bi parce que li mu jot a def wane na ni mandute amul ci moom juge bu amul mandute nag matul juge ma wax ni ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a monter fii contre opposant moo xam membre société civile la wala membre mouvement citoyen wala activiste wala acteur politique ñett ñii ñoo koy monter ñoom ñooy taalibe Macky Sall ci palais de justice bi mooy Serigne Bassirou Gueye procureur mooy Samba Sall doyen des juges mooy Mamadou Seck ñooñu nee naa duñu d'accord ñooñu jël ko te samay avocat bind nañ ba pare déposer ko foofu ne récuser nañu parce que loolu yoon a ko moom yoon a ko maye mooy soo gisee ku la doyul mun nga ne kii bugguma mu àtte ma comme nag 10 cabinet la soo récuser ñaar am na 8 cabinet yu des may wax nag ni Macky Sall dafa aadawoo saa su jógee pour faagaagal ab adversaire politique dafay làqatu ci gannaaw ay nit ndax moom ci boppam ñemewul góor da ngay ñeme li ngay def
mais buqat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice bu ko kilifa wooye mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama ko wax ni bii pa bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy rendi na nangu ni moom deret bi dina taq ci moom loolu laa koy wax jarul muy làqatu ci gannaaw ay magistrat il faut mu xam ni loolu dina taq ci moom waaye nag may wax sénégalais yépp ni man de maa ngi sant yàlla bu dee am naa ay jafe-jafe yu ndaw ci li taxoon may dàmp sama yaram maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ci lu ma yéegul jabetuma awma insuffisance rénale awma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mën a am nag gannaaw bu ñu defee seen forcing nañu xam ni Macky Sall la ndax am nañu seeni xeetu yu ñuy utiliser pour posséder nit wala am yeneen yu ñu koy def ba faagagal ko ñépp xam nañ ko lépp lu mën a am moom Macky Sall la moo wax ko Sénégalais yi mu leer mbokki Sénégal maa ngi woo askan wi yépp bàyyiwuma kenn jamono yi ñu nekk kenn ku nekk ci ñun war na xam ni jamono ju lëndëm la ci Sénégal waroon na doon jamono ju leer ci Sénégal waaye jamono ju lëndëm la ci Sénégal waaye nañu xam ni Macky Sall toog ci nguur gi des ci nguur gi jaral na ko lu ne lii mooy li ci gën a tuuti jaral na ko sax li nga xam ne ndax Sénégal ñun mosuñu woon am or wala pétrole wala gaz wala yu demee noonu waaye amoon nañ loo xam ne àdduna yépp a ñu ko ñee ñépp mooy li tubaab di wax cohésion sociale mooy Sénégal ñun ñëpp dañoo bokk ndey bokk bàyyi Sénégal mosuñoo xam waaso wala xaw ma lan fii soo fi jëloon ñu nekk ci salle bi boo moytul 80% yi kay seen jabar wala kay seen jëkkal bokkuñu waaso ñun mosuñoo xam loolu Macky Sall bi mu toogee fii ba léegi la fi coow waasoo am ba keroog ndaw yi ñu jàpp ci suñuy manifestation te suñu constitution suñu charte ndeyu réew mi suñu ndeyu charte réew mi tere na loolu tere na ngay wax nit di wax ci waasoom wala ci diineem wala ci gox gi mu dëkk parce que loolu day nërmal li ñu bokk ñun ñëpp muy nation mais keroog bi ñu jàppee xale yi ñi leen doon enquête laaj bi ñu leen njëkk a laaj mooy ban xeet nga bokk ñaareel bi mooy ban région nga jóge loolu lu dangereux lu garaaw la cim réew taal na Rwanda taal na feneen ak feneen loolu waruñu koo nangul Macky Sall ba tax may fàttali sénégalais yi ñun ñii ñépp nag koo ci jël ku toppoon deretam sori tuuti am na ci wolof ci biir deretam am na ci séeréer am na ci pël am na ci alpulaar am na ci joola am na ci soninke am na ci mankaañ am na ci leneen ak leneen ak leneen ñun ñëpp sénégalais lañu yàllaa ñu tànnal réew mii ñu war a bëggante jàppante bu ñu nangu Macky Sall dugal ñu ci loolu te suñuy police ak ñoom seen waruñu nangu ñu leen di jox instruction yu mel noonu li ñuy wax fichage ethnique waruñu koo nangu may wax nag ni ñun de ci suñu jëpp bopp yàllaa ma may man ci sama bopp suñuy wax métis ci Sénégal man métis la am ca xombal am ca Paal am ca Fuuta am ca Casamance am ca Siin am feneen ak feneen ñun loolu mooy Sénégal may wax nag ngeen may ma wax tuuti ci mbirum Casamance parce que bi ma duggee ci politique ba léegi ñii ma jàmmaar lool kenn mësut a gis acteur politique jamono ñoom Lamine Gueye ba tey mësuñoo gis ku dugg ci politique ñu jël sa waaso wala sa région bi nga dëkk def ko argument politique di wër nit ñi naan ñii nii la ñu mel ñii nii la ñu mel damay wax ni Casamance dafa xew ñun ñëpp la naqari ñeent fukki at a ngi nii jàmm amul guerre bàyyiwul ñun ñëpp la naqari te ñi ci gën a perte nag mooy waa Casamance ñoo ci njëkk a perte parce que mënuñu liggéey mënuñu defar économie mënuñu defar leneen ak leneen ñay jàmmaarloo Casamance ñoom ñëpp sénégalais lañu kiy tiire ak ki koy tiire ñoom ñëpp sénégalais lañu kon ñun dañoo teel a wax leeral ko ma bindoon ko ci sama téere waxaat ko ci campagne bi ni ñun dañu dul d'accord benn yoon
mu am benn pàccloo bu ñuy defaat fii ci biir Sénégal ndax suñu réew yi nga xam ne tubaab bi muy dem bañ ñu am doole moo tax mu jël suñuy réew dagg ko ba ñu doon ay réew yu ndaw kenn amu ci doole pour mën a dem réew yooyu lan lañ ciy daggaat keroog Soudan bi nga xam ne xeex nañu ba am indépendance fan la mujj ñoom ñi ngi xeex seen biir kon li ñu war a def mooy waxuma sax daggaat ay réew waaye nu ñuy def mooy suñu réew yi nu ñuy def ba dajale leen par exemple ci cadre CEDEAO ñu am benn fédération bu mag boo xam ne dina am presque 380 millions d'habitants def 6 millions de kilomètres carrés noonu nga mun a construire une puissance waaye c'est pas 196 kilomètres carrés et 16 millions d'habitants ñun dépassé nañu waxu ay région ak ay ñu ngi wax Afrique ñoom seen gis-gis bu gàtt ñoom ñoo nekk ci loolu kon wax jooju di wax ju rafetul ju ñaaw nga xam ne boole woon nañ ko ak yeneen wax yoo xam ne sax ci jëmale ko ci tarixa ak leen ñu dem ba Sénégalais gis ni lii amul waaye su ñu demee ba lii am ñu jël ay xale di leen laaj ban xeet nga bokk loolu dañ koy dénoncer te wax ko Sénégalais ba ñu dégg ko kon Sénégalais yëpp laay waxal Macky Sall dafa nekk ci ab yoonam mooy ñenn ci ñun jàpp nañ ni troisième mandat moo ko tax a jóg déedéet Macky Sall mandat à vie c'est-à-dire toog fi doon buur nekk fi ba mënatul ba xobidaas jox doomam wala jox keneen ku mu wóolu loolu ko tax a jóg loolu suñu démocratie mënu ko nangu kon ñun ñëpp ñoo war a taxaw parce que fii ñu toll ñi ci Sénégal ay nit dañ cee sonn xeex ci boobu ñun juddooguñu ñeneen di ci xeex ba ñu am niveau démocratie bii ñu am est-ce que war nañoo nangu seetaan tey Macky Sall ñëw faagagal loolu yëpp loolu mooy enjeu bi du Ousmane Sonko ku yaakaar ni Ousmane Sonko mooy enjeu bi da ngay nax sa bopp enjeu bi mooy Macky Sall bu jàllee ci bii pa Sénégalais yëpp dina leen fi duma bëccëg ci mbir kam ku neeti d'accord maag moom xamal ni yaa ngi kaso moo tax ma woo Sénégalais yëpp woo naa jigéen ñi bu leen nangu da ngeen xeex ba sonn pour am loi yi ngeen am pour ni ñuy dalee ci kaw jigéen ñi ni ñu leen di jaayee doole jeex bu leen nangu ñu jël ko politiquer ko woo naa ndaw ñi nga xam ne lott nañu sonn nañu amuñu liggéey ñii ñi ngi dee ci géej gi ñii di dee ci désert bi ñuy wuti feneen lu ñu mënoon am fii seen réew may wax ndaw ñooñu ni xeex bii seen xeex la parce que lii ñuy def suñ ko réussir ba effacer ko xam leen ni amatu leen avenir fii biir Sénégal benn clan mooy toog noot Sénégalais yi ku wax mu duma la woo naa acteur politique yépp acteur politique gu opposition bi ma wax leen ni Macky Sall lii ñun occasion la waroon doon ñu booloo manko daa di fexe ba wëlbati rapport de force bi parce que suñ ko bàyyee amul kenn koo xam ne di nga amati jàmm te amul kenn koo xam ne mus na laa xañ sa droit nga yaakaar ne dina la ko delloo jamais de la vie kon ñun dañoo war a profité ci lii booloo jàkkaarloog Macky Sall ba fii lay jógee respecté ñu may wax tamit ñi nga xam ne waa diaspora bi la di ay sénégalais yoo xam ne dañoo bàyyi seen réew bàyyi seen i mbokk dem nangu nekk lii nga xam ne échec la ci suñu réew te ñoom seen yorin bu ñaaw moo ko andi ba ndóol nekk fi ba ñàkk a nekk fi ba chômage nekk fi ñu dem fortaatu loo xam ne dinañu mën a jàppale famille damay wax diaspora boobu yéen a njëkk a xam ñun li ñuy wax lu mu doon ba ñu commencé politique yéen a ñu njëkk a comprendre yéen a njëkk a ñëw bokk ci li ñuy def yéen a njëkk a ñëw dajale seen xaalis ni da ngeen ciy dugal kon xam leen ni xeex boobu ñu doon xeex dafa fekk mu am lu mu dox ak ba jege fi ñu war a jëm moo tax Macky Sall tiit moom ak ay ñoñam ba ne tey il faut ma arrêté ko xeex bi seen xeex la yéen waa diaspora du xeex waa Sénégal rek waaye seen xeex la yéen it waa diaspora di wax mouvement citoyen yi gàcce ngaalaama ndax yàgg ngeen ci xeex bi te mosu leen ci ut dara ndax yéen jógu leen pour nguur waaye xeex bi tey lay door bu ñu jàpp ni xeexoon nañu 23 juin ak leneen ak leneen léegi nag ñëpp nañu wàcce loxo yi déedéet xeex bi tey lay door te li ñuy xeex tey dootul ab projet de loi bu ñu d'accord waaye li ñuy xeex tey mooy fexe ba jël départ boo xam ne fa la Sénégal di baaxee ba faw di wax waa société civile bi ne leen ah yéen de yéen a fi nekk di saytu démocratie di saytu yorinu réew mi
di saytu li nga xam ne mooy suñu àq ak suñu yelleef am liggéey bu bari ak bu am solo bu ngeen ci def waaye bi mbir mi amee ba léegi jàpp nañ ay ndaw métital leen jàpp nañ ay ndaw toroxal leen jàpp nañ ay ndaw joxuñu leen seen àq ak seen yelleef bi li amee ba léegi ñoom dañuy làqatu ci mbedd mi di jàpp ay nit amul convocation amul dara jàpp ay nit yóbbu leen ñoom ñëpp tey ñu yóbbu leen instruction di leen sonnal di leen faagal te ñenn ñi waroon def ay examen ñenn ñi di ay pères de famille ñenn ñi di ay hauts fonctionnaires loolu ay atteinte la aux droits humains ñu ngi leen ciy interpeller kon ñooñ ñëpp bu ñu dajee may massawu nag waaye juru ñi nga xam ne jàpp nañ leen di massawu ñii nga xam ne toroxal nañ leen seeni waajur maa ngi leen di massawu xam ni mënuma ñëw kenn ku nekk ci këram waaye jàpp leen ni sama xol diis na te sama xalaat yépp mi ngi ci yéen ñoo ngi accompagner seeni doom ndax bàyyiwuñu leen benn yoon suñuy avocat taxaw nañu leen suba ak ngoon ñoo ngi leen di jàppale ndax lépp lu ci war ci seen lekk ak seen nekkin ñoo ngi koy def waaye ñoo ngi bokk naqar bi ak yéen ñi ñu jàpp nag nga xam ne lim naa leen sànq bi may wax ci français ñoom ñépp taxawaay bi ñu ci war a def ñu ngi koy def di wax tamit ni ñii nga xam ne jàppoon nañ leen te bàyyi leen nga xam ne sonal na leen ñoom it ñi nga xam ne gaañu nañ ci maa ngi joxe sànq exemple rek xale bi ñuy wax Boubacar Ba nga xam ne fukki fan ak juróom-benn rek la am fukki at ak juróom-benn tey loxo bi dañ koo dagg ndax dañ ko alkaatee ko dóor bal ci loxo bi photo yaa ngi fii barki démb lañ ko def intervention ak ki nga xam ne ñu ngi ko wax Ousmane Diop Vito di Pastef Sindia nga xam ne tey dafa war a def rééducation parce que paralysie partielle la am waaye dañ ko opéré CTO bal bi ci bopp bi la newoon ñu dóor ko bal à bout portant yooyu yëpp ñu ngi koy naqarlu di leen massaw di wax ni Macky Sall na xam ni lii muy def dina ko dab ndax su dul fii di ci àdduna ndax dafa am loo xam ne bu wéyee ci violence d'État day yóbbu nit ci li ñuy wax crime contre l'humanité kon ñu ngi wax tam Macky Sall ni ñii mu jàpp ñu mat fanweer ak ñett na leen bàyyi ndax bàyyi na fi ñoo xam ne sàcc nañu xaalisu réew mi bàyyi na fi ñoo xam ne luxus nañu bàyyi na fi ñoo xam ne def nañu garaaw a garaaw ñii defuñu dara dul génn manifester réagir ci provocation bi amoon na leen bàyyi parce que ay prisonniers politiques lañu. may wax tamit ni ndaw sii nga xam ne madame Coulibaly la tudd parce que dama bëgg sénégalais yi xam ñu koy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne moom bërëb boobu ñu ngi koy faagagal bu métti parce que dañ ko doon forcer pour mu soppi déclaration mu bañ ba tey jii këram liggéeyatul benn ñaar saa su ne ñi nga bàyyi ay waxambaane ñu taxaw foofu di ko yóoxoog di ko menacer démb si guddi rek borom këram génn na dem jëndi meew ci boutique bi dañ koo xaañ xeer ba toj bopp bi loolu régime terrorisme la il faut mu jeex ci réew mi sénégalais yi il faut ñu xam lii xew te loolu lépp Macky Sall moo ko commandé may wax tamit ni suñu gendarmerie nationale ngàcce gaalaama ci seen taxawaay bu rafet ndax ñoom dañoo am dàkkantal bi mooy honneur et patrie loolu su ma ko doon tekki docteur ci wolof mooy ngor ak bëgg sa réew ngor ak bëgg sa réew ngor nag dafa am kenn ku ma mësa ne est-ce que xam nga gore ak bëgg sa réew laa ko war a wax gore ak bëgg sa réew ndax gore moo sut ngor dafa am ku mësa ne est-ce que xam nga luy différence gore ak ngor ma ne ko déedéet mu ne ma soo nekkee plateau bugg a dem ngor bu dee yàlla may la wér-gu-yaram mun nga dox dem ba ngor waaye boo buggee dem gore boo mënul fay doo fa yegg loolay différence ngor ak gore ñoom seen dàkkantal mooy gore ak bëgg sa réew ni ñu taxawee ci dossier bi wane na ni gore nañu bëgg nañ seen réew ndax pression bu nekk nag def nañ leen ko waaye ñu taxawaay bu rafet
def seen liggéey faraluñu Ousmane Sonko suñ ñoon faral ñoom xanaa kay ñi yor nguur gi la ñuy faral mais def seen liggéey ba wax lu leer nañ lu wone ni lii ab fenk la kon gendarmerie boobu moom la askan wi bëgg moom la askan wi naw ndax gendarmerie institution lañu ñu leen di soññ ci loolu nañu doon ndey ji Cheikh ci ñëpp duñu gendarmerie Macky Sall duñu gendarmerie Ousmane Sonko ñun ñëpp lañu bootee njaboote nañu nekk li tubaab ni wax au-dessus de la mêlée waaye di wax tam waa police ni leen ay citoyen ngeen comme ñëpp xam nañ ñi ëpp ci yéen bëgg nañu réew mi bëgg nañ seen bopp kon def leen seen liggéey parce que loolooy seen liggéey waaye buñ leen ci yóbbee ci loo xam ne dafa ëpp li war a nekk ki ngeen di jàkkaar lool di ko tiim ko yor seen mbir di ko dóor na ngeen xam ni seen rakk la seen doom la kon nañu saytu yooyu parce que réew mi ñun ñoo ko bokk may daaneel mbokk yi ndax tënk français ci wolof yombul rawatina bu dee ab joola waaye jàmbaar la may daaneel di leen wax yéen mbokk yi maa ngi leen di woo ñu def benn say nañu def benn say benn takk ndax réew mi ñun rekk ko moom nañu def benn say jàmmarloo ak Macky Sall li ñuy wone dictature mooy ab buur boo xam ne moom rekk mooy buur mooy bummi ku wax mu dóor saa su amee fenn dafa fekk ñi ëpp ci nit ñi dañoo bàyyi benn groupe bu ndaw dong fexe ba noot leen toog seen kaw te loolu mënul am lu dul dañ leen xoqatal ba pare kon nañu bàyyi ragal gi ku gëm yàlla mënoo ragal nañu def benn say jàkkaarloog Macky Sall résister ci li nga xam ne moom mooy mbébétam mooy fexe ba moom mu mun a noot Sénégal yor ko ba faw te kenn du wax kenn du ne d'accord maak moom kenn amul sañ-sañu ni samp naa sama ndënd parce que bokk maak moom gis-gis loolu moom laay tëjee di ci woo Sénégalais yëpp yi nga xam ne gëm nañu justice bëgg nañu lu baax ci réew mi di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. balaa may daaneel nag wax naa ci sànq bi may wax ci olof dama fàtte faram-fàccewaat gannaaw bi ma waxee sama avocat waxoon naa ci français sama ñeneen ñi nga xam ne ñoom Cheikh Bamba Dièye ak ñoom Girassi liggéey bi ñu ci def am na solo donc wax naa ñoom Aïda Mbodj ñoom El Hadj Malick Guèye Mame Diarra Fam Aïssatou Sabara Abdou Bara Dolly Toussaint Manga Marie Sow sëñ Cheikh Mbacké sëñ Abdou Mbacké Daara Bara Dolly ñooñu ñëpp mënuma lim ñëpp mais ñëpp maa ngi leen di gërëm di rafetlu seen taxawaay ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko te liggéey boobu tax na ba Sénégalais yu bari gën a ubbi seen i gët ci li nga xam ne mooy ay pexe Macky Sall ñu ngi leen gërëm di leen sant.